gis nañ ne tey ay different political party ñoo fi ñëw and di wax about coalition for a system change yow lan mooy sa teg si loolu and do you think that will be success? xam nga fi mu ne Gambia moom élection bu nekk propaganda moo ko dee gañ propaganda mooy wax yoo xam ne dañ ko dee wax rek pour gëmloo ko nit ñi ba loolu affect nit ñi ni ñoo sànnee karta léegi-léeg propaganda bi nekk dëgga léegi-léeg bi nekk dëgga fi mu nekk la lu ñu ñëpp di wax mooy ne coalition dafa war a am ndax ñu mun a daaneel Barrow su coalition amul dara du mun a Barrow duñ ko mun a daaneel man nag dama dee wax ne loolu du dëgga parce que Barrow mun naa daanu te coalition amut in fact sax Barrow dafa bëgg bu coalition am su ko defee gëmloo nit ñi ne Barrow dafa win su ko defee ñeneen ñi saanil ko ba ñeneen ñi toog seen kër yi yaakaar ne du daan moom loolu la bëgg ci propaganda boobu waaye liy dëgg mooy kenn nit mun na koo daane waaye nag ndax óor na pour dem ak kenn nit ndax óor na pour ñu am many candidates yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi jongantee Barrow suñ defee loolu mu ngi mel ni karta yi dafa tasaaroo te su boobaa tam risque la ne Barrow mun naa leen so pour ñu avoid risque boobu noonu pour ñu am greater assurance pour ñu gën a dalal xel ne bii boom Barrow moom jeexal na day paak bagaasam ak njabootam dem bon opposition bi ñu bokka doon benn jiital benn candidate moo ci gën waaye ndax loolu mun naa am ndax opposition bi yëpp mun nañoo ñëw nekk benn xëj na lii moo likely am mooy you would have a coalition of like minds nga am 2-3 coalitions yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo taxawal seen candidate ñu jàngantee Barrow xëj na dina am 4, 5 ba 6 candidates sax loolu yëpp mun naa am it's not realistic fi mu nekk fi politique yi réew mi toll pour yaakaar rek ne benn coalition dafa am for all oppositions awma ci loolu yaakaar li ma yaakaar mooy ne xëj na dina am a few coalitions of like minds yoo xam ne tam soo leen boole xëj na benn bu ci nekk war naa mun a daaneel Barrow so man loolu laa yaakaar ne xëj na loolu mooy am waaye that is speculation suma xalaati bopp la rek ñun ñëpp li ñoo aim fo mooy opposition yi yëpp ñëw nekk benn loolu la ñoo aim fo waaye ñu ngi aim fo loo xam ne it is unlikely to happen we have to be realistic so noonu la si suma gis-gis. mooy ne gis nañ ne tey ay different political party ñoo fi ñëw and di wax about coalition for a system change yow lan mooy sa teg si loolu and do you think that will be success? waaw suma xalaat ci loolu mooy maanaam tey lu ñu fi andi parce que boo gisee ñu ñëw mooy ne am nañ yaakaar ne bu fekkee ne fa mu war a jaar na fa mun naa succeed mbiri coalition building moom li si ëpp njëriñ mooy yoon bi nga xam ne fa la moo jaar ndax ña nga xam ne ñooy membres yi ña nga xam ne ñooy participants yi benn yemale nañ leen loolu dafa am solo foog ñu yemale ñëpp bokk yi am si kanam ñi nga xam ne ñooy ut ak kanam réew mi loolu dafa am solo pour mu succeed loolu dafa am solo benn ñaareel bi trust foog óoluwante am óoluwante boobu nag ñi nga xam ne ñoo koy def mooy ñi organise ñoom ñooy fexe ba nga xam ne ni ñi jàkkaarloo kenn ku nekk si ñoom mun leen a trust waaye nag su fekkee ne dafay dem situation nga gis ne am na koo xam ne am na luñ ko xaasal am na koo xam ne am na daraja buñ ko jox am kuñ génnee yu demee noonu dafa tax trust de si am su boobaa nag dem kanam dafa jafe beneen mbir boo xam ne bëgg naa koo dégg mooy involvement of the Gambian people at the end of the day suñ dajalee tànn kenn kooka moomu nit ñi mënta contrôle nit yi ñoom ñooy tànn ki leen neex sànni ko leen neex so in fact even forging a coalition ba am kenn loolu is benn step la si series of steps yi nga xam ne moom nga war a jël waaye nag at the end of the day involving the people dafa am solo parce que at the end of the day ñoom ñooy ñëw tànn ñoo ñëw sànni ba pare leneen loo xam ne tam moom laa ci wax loo xam ne dana determine success am mooy ñi nga xam ne ñoo ko organise nañ dellu la jànga mbooleem loo xam ne andi woon na gàllankoor jafe-jafe si coalition 2016 coalition 2016 waruñ ko rek di tudde ne jàll na passé na déedéet dafa war a nekk lesson so mbooleem koo xam ne yaa ngi organise coalition war nga jàng si erreur si fol si ñàkk a jaar yoon si lépp loo xam ne maanaam xewoon na si 2016 nga mun a make sure ne nga avoid ko yow si li nga xam ne moom ngay biir su boobaa yàlla mun naa def barke am ci mu jàlla. so lu tax nga gom ñu organise coalition bi la moo tax loo gis si gars seen mbir yi lu la defee triga pour nga gom gars ne yow tam nga ñëw léegi man tamit dama bëgg a bokk si coalition. waaw maanaam pour tabax réew mi
maanaam amut comme ñi nga xam ne ñoo organise nekkoon na am na luñ seet si ñoom wala luñ gis si ñoom ba tax ñu war a ñëw ne dañoo déglu si understand nga so not necessarily bokk nañ waaye dañuy ñëw pour déglu gis lan la ñu wax sa nit bu la ooyee foo nga ñëw déglu ko mu wax la lim la ooyee den foo naa ne tey loolu la benn ñaareel bi ki la su la nit ooyee te especially sax koo xam ne wax dëgg yàlla yow ëppuloo ko xam-xam ëppuloo ko xalaat moo la mag moo la njëkk si àdduna oola ne la ñëwal ñu bokk defar suñu réew yow tam li la war mooy nga dem uy ji su boobaa nag la nga xam ne mooy waral next phase yi ba xam ndax yaa nga ci biir wala ànd nga ci biir wala demee noonu mooy la nga xam ne moom lañ laa wax ak la nga xam ne moom lañ laa wan so ñu ngi ba tey rek at the end of the day comme ñu ngi ñëw rek ba tey ubbi suñuy buntage suñu dënn pour déglu leen gën a déglu gën a bàyyi xel ci li nga xam ne moom la ñu wax waaye afterwards nag incha allahu taala li nga xam ne moo fiy juddoo moo fiy tukkee ñoom moom la ñu wax loolu mooy détermine ñun ban step la ñoo jël ak naka la ñoo demee. A lot of you people, different political heads, has come together to form a coalition for a change. Oh, there is a board that called you guys to join together to form a coalition for system change. Do you think this will succeed, or do you think it will fail? And any of this, if yes or no, in any sides, what are some of the reasons that you think would be a result of those things? Well, I came to attend because I believe it has a high chance of success. You know, if it succeeds or fails, it is the result of our own effort. It's not something that's, any human-led endeavor doesn't have a predestined outcome. Whether it succeeds or not is a function of the effort you put in. It's a function of the seriousness. It's a function of the commitment. So this thing, the Coalition for System Change, is an initiative led by Gambians. They approach us like other political groups that they are trying to form a united front for opposition, because if we are fragmented, the chances of defeating the incumbent will be low. So we feel that is a noble cause. And the reason I entered politics, the reason why people are with me in my political party, political party we've created, is to make sure that we bring in a new system. And that system, that means a change in government. And if a group is trying to basically shepherd a process to make sure that that change happen, like it did in 2016, I think we all owe them our utmost commitment to make sure it works. 2016 was not a complete success because while Yahya Jammeh was defeated, we got a system that really didn't, that wasn't fundamentally different from what was in there. So developments that we were expecting to happen never occurred. We are in a situation where in many ways things have been worse than they have been. So now, is this thing guaranteed to succeed or not? Nobody knows for sure. But I think a big part of its success or failure is in our hands. So we've come here to do our part, be part of it, do all what we can, make sure that we come together, and then the change that we need for 2026 happens. That's why we are in it, and we hope and pray that it succeeds. Okay, and then one more thing. We have realized that some other political parties are not on ground, yes, and then which we believe maybe they have reached out to them. Mm-hmm. Understand? But then, do you think you will have one coalition against the government, looking at the way the system in politics is going right now? Yeah. Well, I don't know whether we'll have... yes, it's true that not all political parties were present today, but this is just the first meeting. And we hope that as time goes on, more and more of them, some of them have legitimate reasons for not being here, others, I'm not too sure why not, but we hope that as time goes on, more and more political parties will come and join. And whether or not we'll have one coalition, it's hard to tell, but I sincerely hope that there's a great potential for having a single coalition so that the government of Adam Barrow can be defeated soundly in the 2026 election.